jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyu leen bu baax sant leen gërëm leen tey ñu ngi fii ni ci Pakala nekk benn village bu nekk ci commune bu Lour Escale ànd ceeg waa Wulu Jeune ci liggéey bu am solo bi ñu def muy puits amélioré yooyu gis ngeen ko fële ci Belel Pël tey nag waa Pakala ñoom ñoo aye jigéenu Pakala xale Pakala ñëpp kontaan xam ne coono wàcc na leen ci loolu nag mu nekkoon délégation bu mag sëkk ñu ànd ci nag Pierre Daly Sène bi xam ne moo yor Wulu Jeune Koungheul mais itam ak équipe bi xam ne ñoo fa nekk ñoom ñëpp ak partenaire bi xam ne ren mu ngi ci biir Wulu Jeune mais di liggéey bu am solo mooy itam ci lii mu nekk premier expérience am fii ci commune bu Lour Escale ci loolu tim le maire de Lour Escale muy Ablaye Ka bi ñëwee dalal nañu dëkk bi ànd ak ñoom ci mbir mi kontaan génn ay kàddu yi xam ne pour gërëm Wulu Jeune mais tim génn ay kàddu yi xam ne tim pour wane ne seen mbégte ci mbir mi muy xale di mag dégg nañ sax ci xale yi ñu am benn woy bu ñu sente ndeyam ari ñu koy wax ne ndox ñëw na looy arrivé mu nekk mbégte ci Wulu Jeune ku xam Wulu Jeune xale moo ko tax a jóg ci loolu nag bi ñëwee tim ingénieur bi xam ne tey moo tabax ouvrage bi ànd nañu ak moom mu defal ñu benn visite guidée bi ñu ci jeekoo nag talal suñu micro waa dëkk bi mais talal suñu micro le maire mais tëjee ak Pierre Daly Sène mu wax ñu tuuti ci réalisation yi fii yi xam ne Wulu Jeune def na ko ci commune bu Lour Escale wala ci département Koungheul mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen suivre lii di visite guidée bi ki ñu ko defal mooy Demba bi xam ne moo yor ouvrage bi moo ko tabax fii ci Pakala. Clôturer aussi pour que vraiment comme ci dëkk boo xamante ne ay sàmmkat ñoo fi nekk on a clôturé pour bugg bañ vraiment jur yi mun a dugg ci biir pour mun a am accès ci panneaux yi parce que panneaux yi c'est très fragile donc panneaux yi nga xamante ne ñoom ngeen di gis nii ñoom ñooy alimenter pompe bi mun a génnee ndox bi léegi nag sotti ko ci réservoir bi nga xamante ne moo nekk nii ñu jàkkaarloo ak moom on va voir vers le réservoir. voilà château bi moo nekk nii château bi 3,50 mètres de haut la bii pratiquement. boo gisee ñu yóbbu ko 3,50 mètres par rapport ak yeneen yi comme dañu war a def benn périmètre maraîcher te périmètre maraîcher bi dafay xaw a xëcc moo tax ñu yëkkati château bi mu gën a kawe pour que pression bi mun a dem sur une distance boo xamante ne dina mun a yóbbu ndox bi ba ndox bi nit ñi mun a jëfandikoo li nga xamante ne mooy ndox bi ci affaire maraîchage bi. bu pompe bi wàccee sottee ndox bi ci réservoir bi là maintenant li nga xamante ne mooy. mission bi ñu amoon muy jox waa dëkk bi ndox bu boobaa nag gars yi robinet yaa ngi nii ici on a 4 bornes fontaines yoo xamante ne ndox bi yëpp fii lay jaar ñi ngi bugg a root pour naan fii la ñuy jëlee ndox bi ñi nga xamante ne aussi dañuy bugg a root aussi pour que jur gi mun a naan pour que vraiment ñu mun a jëfatee ndox bi comme il le faut. ndox bi yëpp a ngi nii ñu fàttali leen aussi que ne teen bi teenu cosaan la mais ñun pour que ñu mun a gën a potabiliser ndox bi def nañ ci ay filtres yoo xamante ne ndox bi bu jaaree ci filtre bi bala muy ñëw ci robinet bi dina ko potabiliser ba nga xamante ne ndox bu mucc ayib moom ngay gis nii. Modika Pakala. waaw maay borom dëkk Pakala. ñoo fàttali fii waa Wulu Jeune ci mairie bu Lour Escale dafa leen lu am solo yéen boo xam ne dañ ko transformé forage tey lan nga ñuy wax ci liggéey bu yanj bi ñu def ci Pakala. liggéey gi man li ma ciy wax mooy kanaa kontaan rek sant yàlla bu bari ndax lii laajuñ ñu fi dara lii mu ngi mel nii nga dem ba yàgg rek nga for bagage bu baax bu nga xam ne mu ngi lay jëriñ lii njëriñ la njëriñ askan bi la njëriñ dëkk bi la te defuñ ci benn dërëm defuñ ci dara laajuñ leen ñaanuñ dañoo toog rek ba ñu ñëw ñoom ak monsieur le maire ñu ñëw ñu ne teen bi lañ seet buñ seetee teen bi ba pare ñu ne léegi wakk leen teen bi pare buñ ñëwatee ñu seet bu fekkee ne teen bi man na ñu defal leen fii pompe nii rek ça. avant teen bi di ñëw fii ñu defal lii jafe-jafe ndox amoon ngeen ko fa ngeen ndox. waaw bu fekkoon ne jafe-jafe ndox bu mu amee dañ doon dem bu jafe-jafe robinet yi bu amoon jafe-jafe dañ dem Serigne Ousmane Touba Thiarine Ndiayène Lour di wuti ndox fii ak Ndiayène dana mat 4 wala 5 Serigne Ousmane dana mat 5 daal dafa sori métti na voilà métti woon na de incha allah kontaan nañ bu baax sant yàlla ba mu gën a bari lii yàlla moo ko tuddoon
mais yàlla lu muy defal doomu aadama ci la ko doomu aadama la ko jaarale mu ne ko jokkal ma kii. kon liggéey World Vision bi ak ànd ceeg mairie wu Lour daal yéen waa Pakala am nañ ci yëg-yëg bu baax ñu ngi sant waa Lour yëpp di leen gërëm ñun ak Lour mu mel nii baaraan yi ndax ñun monsieur le maire Lour la dëkkut fii foofu la nekk foofu lay waxtaane foofu lay jëflante ak nit ñi foofu lay xañee foofu lay reere bon ñun ak Lour benn la yow xam nga ko doomi Lour nga xam nga depuis suñ bay maire ak sa papa bay ba Marème nii ba léegi loolu rek moo fiy wéy. kon daal li World Vision def fi daal tey kontaan ngeen fi. ñu ngi kontaan ba kol yi fees del man de maa ngi kontaan boo xam ne yàlla moo xam. jërëjëf fan ngeen leen jëlee ndox ak yan jafe-jafe ngeen leen jogantal balaa World Vision def taw mi leen tampi taw am na jafe-jafe ci wàllu ndog bi taw am na jafe-jafe stade bi noonu tànn na baax na orosina liggéey bi kam kontaan na dëkk bi yëpp kontaan na ñëpp kontaan na liggéey bi rafet na yàlla moo mën a fay yo yàlla fay na inchallah mi salmini on mi juurima on ko Allah woni joɓoɓo yo Allah yoɓon yo Allah nabru liggey o yeeso mi salmini monsieur le maire komi rakka mum mi juurima ɗum yo Allah wat liggey mum o feema yeeso kala ko o dañi han yo dañ ko ɓuri ɗum to yeesoto miɗen du o balɗe juɗɗe e battande moƴƴe wassalam. jërëjëf monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen nooy fay. comme ni ñu ko defoon fële ca Belel Bal tey ñu ngi ànd rek yéen ànd ak waa World Vision. ñu ànd ci Pakala sa commune encore muy deuxième village boo xam ne bénéficié na ci puits amélioré yi forage sax mën nañu ko tuddee te encore lan nga ñuy wax sa diggante ak World Vision ak lu rafet li xam ne dafa ko fi ci Pakala. jërëjëf Moukhtar Sarr gannaaw bi ma sant Yàlla julli ci Muhammad sant suma ñaari waajur damay wone ne dañooy kontaan trop ndax heure bi heure càmm la heure mbéy la heure génni de xuuti waa ji nga dëkk bi yëpp génni na tàccu leen loolu mooy firndeel ne kontaan nañ ci programme World Vision liñ ma defal Belel ñu defal ma ko fii kontaan naa ci bu baax a baax a baax te ma leen ay tàllal la ko ci yeneen village su doon suma sago balaa fukki weer ci kanam fekkee village Lour yëpp commune Lour yëpp dañ nañ ndax lii waxuma pour root waa lii day nekk loo xam ne su yaatoo fii ñàkk a jeex na ci commune Lour Escale ndax tey bu dee lii wax nañ le lii mën na sotti juróomi yoon ci par bés suñ fi collecté 1 hectare ñu dugal fa ndox jox ko jigéen yi jàppale leen ci jiw jewante ak wax lu duur seen soxla jeex na li ñooy liggéey ba ñu am mooy des mooy tax programme bi mu amee comme que ñoom ñu ngi doon leem 10 hectares da ciy béy da ciy sonna jur yi da ciy dugg ñàkk a ndog da leen ci fekka kon suñu amee saaru programme yi man li ma kontaan dëkk bi moo ma gën a kontaan te jàpp naa commune yi dinañ kontaan ndax su ma kee suba ngoon guddi bëccëg damay kay pour loo xam ne day yëkkati commune bi ku wax région Kaffrine rek wala département Koungheul wala biir Sénégal mu ne commune Lour de kenn jiituwul leen kon damay gërëm de sant waa Vision Mondiale ñi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale. balaa nga gërëm sax ay sant bi yow léegi jafe-jafe ndox si commune Lour Escale tey fan la toll wala ñu ko tënkal tey amagum na ñaari puits yoo xam ne comme forage mooy am Belel Bal ak bi am fii ci Pakala léegi nag lan moo des am nga yeneen jafe-jafe ndox wala jafe-jafe jeex na. xam nga kenn du wax lekkuma mën nañ wax kenn du wax suuruma suñ taajee waaye ñun suñ buggee sax dinañ wax maruñ hoon waaye mar nañ ndax saa soo xam ne dee bi jeex nañ jur yi dugg nañ dañooy am jafe-jafe ndox kon lii su amee jafe-jafe ndox jeex na mooy benn
ñaareel bi biir commune Lour am nañ ndox waaye am na gox yoo xam ne manqué nañ ndox te jàpp nañ comme lii su fa amee su ci yàlla andee jafe-jafe ndox yi dana wàññeeku ndax jàpp naa ne mën nañ wax téeméer bu ne mën na wax juróom-ñeent fukk yi tey am nañ ndox waaye nag pour ndox ñi man ci jëriñoo te ci béy noor amuñ ko fenn amul ko te lii jàpp naa su amee mbéyam noor dana yomba su boobaa ndool bi dana wàññeeku. Wàllu jeune mu ngi leen proposé benn périmètre maraîchage boo xam ne dañ ci bay boo joxee 1 hectare boo xam ne dañ ci mën a bay yaa ngi koy wax léegi sax pour soxna yi mën cee bay pour du ci dundal xale yi loolu tamit lan nga ciy wax ci liggéey bu rafet boo xam ne sa collaboration ak Wàllu jeune. loolu li ma ci wax mooy comme fi ma jaaroon laa jaaraat suñ diggante dafa ratakoon waa day yokku ratak bi ndax day indi ratak diggante village bi seen boppa ak Vision Mondial wakuma man ak ñoom wakuma commune bi ak ñoom waaye comme tey waa Belel Babou niñ mokkalee turu Vision Mondial te xamuñu woon lan mooy Vision Mondial ndax nit la wala garab la te niñ leen kamee ak jàmm yiñ fay dugal ci coobare yàlla loolu mooy li nga xam ne dugg na fi wakuma nag suma diggante ak ñoom ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak yeneen commune waaye man leer na ma ci liñ may jàppale ci commune bi man naa wax ne maa ci jiitu loolu dama leen ciy sant. kon daal yaa ngi fëddal ko sa collègue rek ak torop ma kaddu bi mujj bi daal maa ngi leen déglu ci lim ma imposé danaa ci dem ba ma jeeg ci ndax engagement biñ yor engagement biñ indi ci man ma gis leen engagé yu mooy tax lu bare dañ may woo dema kelal dema formé dema jàppale kon tey gin naa engagé wu pour ñu jokkante la ko. salaamaaleykum yéen mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp waa commune Lour yëpp ak waa village u Pakala di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu xale yi ak partenaire bu fi nekk yëpp nuyu naa la. ci biir Wàllu jeune nga lañ nekk tey ngeen nekk fii à Pakala ci benn puits amélioré bu ñu fi def. est-ce que mën nga ñuy wax ci li ngeen def nii fan la collaboration bi jeexu ak la moo tax ngeen def à Pakala. voilà man maa ngi tudd Sara Ba maa ngi liggéey World Vision man maay coordonné lépp loo xam ne eau hygiène assainissement la ci zone centre maa ngi toogal fii banqaas bu ñuy wax ci biir World Vision ba tey base funding waaw donc ci biir World Vision la nekk mais financement boo xam ne la dañ koy jël pour appuyer programme yi nekk ci biir zone World Vision yëpp la donc fii tey maa ngi rafetlu sama teewaay parce que dañoo jàppalante lëkkaloo ak programme bi fi nekk mooy programme Koungheul bi nga xam ne Pierre Daly Sène moo koy jiite ñu lëkkaloo ak moom dolli ko xaalis ci wàllu luy toll ci $12,000 pour que ñu mën a defar teen bi defar robinet bi mais defar ci benn périmètre maraîcher boo xam ne nit ñi ci la ñuy béy bu noor jotee mais li ci gën a am solo mooy tey xale yi ñu jàppale leen jàppale soxna yi pour wàññi liggéey bi ci xëcc teen bi mais aussi jox leen ndox mu sell parce que loolu mooy suñu objectif ñu wàññi naan ndox bi nga xam ne sellul parce que ndox mu sellul boo koy naan ay feebar nga ciy jëlee te feebar yooyu moom bokk na ci li nga xam ne tey ñu ngi koy xeex ci suñu programme donc WOSH bi mooy eau hygiène assainissement dafa nekk programme boo xam ne programme yaatal la mais programme aar nit ñi la jox leen loo xam ne tey buñ ko jëfandikoo ñëpp a ciy gis seen bopp ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu jëmukaay ci kanam. WOSH bi comme ni nga ko waxee noonu seen programme toujours xale yi dañ ci am solo léegi li ñu bëgg a wax sax mooy que ne dañoo seetloo ne xale yi fii dañuy def ay 5 kilomètres pour dem coono bi ci xale yi te njàng mi ñu yàq ak yeneen tey defal ngeen lu mel nii yeneen lan lañu mën a xaaraat ci loo xam ne ñoom war nañ ko mën a jëfandikoo tout simplement pour alléger les femmes surtout les enfants. waaw parce que comme ni ma la ko waxee sànq liggéey bi xale yi ak soxna yi lañ ci gën a séenu ñu gis ci seen bopp tey
xale yi dañ doon jël seen temps ci lu bëri di wëgg ci teen yi wala yenoo paan ci distance bu rëy pour yóbbu ko ca kër ga donc njàngam day wàññeeku résultat bi nu mu war a amee résultat bu baax dootu ko amee yaay ji aussi wérgu yaramam dootu ko am nu mu ko soxla woon parce que yenu ay paan lu mat fukki paan par jour di ko xëcc di ko yenu je pense que nit sax bu ko defee ponkal bu ko defee ay at bu yàggee day wàññi sa wérgu yaram donc tey ñu ngi xaar xale yi tey ñu mën a concentré wu ci seen njàng parce que travaux ménagers yi day wàññeeku ci seen côté mais soxna yi aussi ñu mën a def yeneen activité génératrice de revenu parce que loolu moo wundu périmètre bi parce que buñ paree ci am ndox ñu rendre ndox mi disponible liy desati pour mu am ndox boo xam ne moom dañuy dem liggéeyee ko ca tool yi au lieu ñu toog ca kër ga di toog di waxtaan mais déet ñu dem liggéey buñ liggéeyee ñu am ci ay meññante yoo xam ne dina njëriñ xale yi parce que boo amee jardin maraîcher ci sa gox da ngay am ay légumes yu bees donc légumes yu bees yooyu xale yu ndaw yi buñ koy lekk seen wér-gu-yaram day gën a baax donc seen wér-gu-yaram bu gënee baax seen dundin gën a baax seen mën a jàng gën a baax seen croissance gën a baax pour que loo xam ne loolu dina leen njëriñ pour seen dëkkuwaay voilà. benn bi rek bi mooy seen premier investissement à Lour ou pas parce que xam nañ ne World Vision lii benn branche si benn World Vision mais gis nañu World Vision defoon na benn investissement à Belel Pël comme même teen même puits amélioré bi moo fa nekk yéen ngeen doog a ñëw après sax laaj naa la ko léegi ci gannaaw sax la ngeen nar a defaat mais est-ce que am nañ satisfaction ci liggéey bi ngeen def waaw ñun tey c'est une très grande satisfaction kontaante bu mag lañ am parce que nga defal dara ay nit ñu reconnaître ne li nga leen defal lu baax la ci ñoom loolu luy jëmale liggéey bi ci kanam la lii peut-être ci programme Koungheul bi bii mooy suñ première intervention pour année bi mais ñaan nañ yàlla mu gën a jëm ci kanam te chaque fois bu ñu ko yàlla may ak suñ budget bu ñu ko mayee bu ñu wonee loo xam ne tey war nañ ci mën a investir pour liy jëmale xale yi ak soxna yi ak développement zone bi en général danañ ci dugal suñu parce que moo ñu fi bàyyi ñun néew di doole yi xale yi jigéen ñi seen wér la seen am toutes les infrastructures nécessaires pour seen bien-être moom moo ñu tax a toog fii ci zone bi voilà. kon seen collaboration avec mairie de Lour Escale la collaboration aussi elle est excellente parce que maire bi gisoon naa ko benn bés mais tey aussi ni ma ko fekkee il reste le même maire jovial accueillant mais aussi très proactif parce que lii ci moins de 10 jours lañ def investissement bi mënoon na nekk loo xam ne dañ koy traîner mais sa proactivité moo tax tey liggéey bi ci ay quelques fan lañ ko def mu pare te ku ne gis ci sa bopp. waa dëkk bi di nuyu monsieur le maire di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew tey ci ci cérémonie bi nga xamante ne moom la ñu am pour rafetlu li nga xam mooy investissement bu mag bi World Vision defaat dans la commune de Lour Escale. World Vision defaat dans la commune de Lour Escale semaine passée ñu ngi woon Belel Pël même projet bi la puis amélioré man ma koy wax forage ngeen def ko à Belel Pël ñëwaat ci commune Lour def ko à Pakala. balaa ñu ñëw ci seen collaboration avec mairie bi mais ci projet bi ak tey ak ñenn ñi si jàpp loolu ci loolu Matar dafa am lu bëri lu muy wone soo gisee ñu am lu ñu def Belel Pël yàggul il y a une semaine de cela ñu ñëw au niveau de comment ça s'appelle de Pakala ñëwaat defaat lu mel nii c'est parce que dafa véritablement wone ne communauté yi dañoo am problème mu ndox problème mu ndox c'est quelque chose qui est véritablement un problème dans la communauté donc ñun en tant que World Vision comme ni nga ko waxee ñun suñu promesse ñun suñu am nañ benn stratégie internationale bi nga xamante dañ koy woowee suñu promesse ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi gën a néew doole et suñu promesse boobu noonu dafa nekk jàppale ñi gën a néew doole ci jafe-jafe yi ñuy am ci seen communauté te ñun jafe-jafe bu ñu ñëwee Belel ñu gis ne loolu problème la woon ci seen ñu jàppale leen c'est vrai que am na robinet mais bu ñu ñëwee Pakala aussi on s'est rendu compte que véritablement am nañ ay robinet mais ndox bi ñuy am doyul parce que ñoom ils l'ont dit nee nañu ci weeru koor ci nawet bi comment ça s'appelle ci noor bi il faut nag yi naan ba pare ñu doog a naan donc c'est une problématique ci dans la zone donc ñun dañoo ñëw tey encore pour soutenir leen jàppale leen que ces communautés là mën a am ndox bu doy pour que xale yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toujours problème su amee xale yi ñooy gën a am problème donc ñoom ñooy ci gën a sonn pour que xale yooyu noonu nga xam ne chaque jour ñoo ci doon gën a sonn ñu fexe ba xale yooyu noonu génn ci ndóol boobu dugg ci bi nga xam mooy dund bu baax. ci loolu sax lañ wax ne xale yi ak famille dañ leen def plus de 4 kilomètres pour uti ndox à Touba Thiaré village yi xam mooy village environnement parce que fii amatul robinet mu nekkoon lu métti ba xale yi sax seen jàng sax mën na ci yàqu tout à fait loolu en tant que technicien la ñu mais loolu daf ñuy rafetlu dañuy rafetlu parce que dafay mel ne def nañu benn jéego lu jëm ci développement ci suñu objectif parce que lu ñu bëgg mooy xale bi lépp lu mu soxla lépp lu mu am mu nekk lu entourage am te li gën a am solo ci li nga xamante ne moom mooy bien-être de l'enfant mi nga xamante ne moom la ñuy wut pour xale yëpp
lenn def ko su amee lu koy bloqué rek wala su amee lu koy gàllankoor ñun dañuy fexe ba loolu mu daal di génn ci judduna xale boobu te soo xoolee xale bi nga xamante ne mënul jàng ndax dem wuti ndox xale bi nga xamante ne mënul concentré wu école ndax dem wuti ndox xale bi nga xamante ne mënul jàppale mënul def dara loo xamante ne dina ko màggal suba ndax dem uti ndox feneen ay 4-5 kilomètres ñun dañuy jàpp ne tey ñun suñ ko dindilee épine boobu suñu dindilee communauté bi épine boobu dinañu permettre xale bi joxaat leen beneen chance ñu mën a gën a avancer ci seen dund mais ñu gën a avancer dem foo xamante ne dina leen permettre xale yooyu tey mën a am li nga xamante ne moom mooy dund bu mat dund boo xamante ne moom la ñuy xaar ci ñoom surtout ci côté éducation parce que ni ngeen ko xam ne tey éducation dafa nekk lu am solo ci xale dafa nekk loo xam c'est obligatoire ci xale yëpp donc xale tey suñuy wax ak lu jëm ci éducation donc xale mënuñu koo ñëw dañuy wax bien-être des enfants sans éducation donc lépp luy gàllankoor xale yi lu jëm ci éducation donc ñun dañ ciy daal di def tànk loolu moo tax aussi bu ñuy def projet bi xool nañu nan la gàllankooree xale yi bu ñu xoolee ne nan la gàllankooree xale yi on s'est rendu compte que xale yi duñu mën a jàng bu baax à cause de dem wuti ndox xale yi duñu mën a jàng bu baax à cause de peut-être coono bi ñuy daj ci kër ga pour ndox donc on a dit suñu leen jàppale communauté bi ndox bi nekk luy jege lu yomb si ñoom xale yi dinañ gën a mën a am chance liggéey xale yi dinañ gën a am chance jàng du moins dinañ mën a am chance am bien-être bi nga moom la ñuy wër ci ñoom. beneen côté bi mooy sa première collaboration avec projet bi nga xam ne tey wala ñi nga xam ne si biir Wolu Vision lañ nekk. mais benn bànqaas la ñu ànd ak day financer le puits bi am fii ci Pakala est-ce que mën nga gis ñëwaat seen collaboration aussi. waaw comme ni nga ko xamee Wolu Vision dafa nekk benn partenariat boo xamante ne international la donc suñu source de financement première dafa nekk le parrainage mais ginnaaw parrainage dafa am yeneen nit yoo xamante ne dañoo jox confiance pour que ñun ñu mën a jël seen xaalis di ko jottali ñi nga xamante ñoo gën a soxla te loolu nag ci loolu la ñu amee beneen projet bi ñuy naan le base funding moom mooy projet bi nga xamante ne moo jàpp tey ñu mën a def financement bi projet boobu day yëngu spécialement lu jëm ci wàllum wëch nag soo ko déggee W bi ndox lay wax waaye am na leneen lu ci tegu mais ndox bi dafa bëgg a wax ne seulement li mu jiite moom mooy naka la communauté yi def ba mën a am ndox bu doy donc suñu collaboration ak projet boobu du ma wax collaboration mais damay na intégration parce que projet boobu ci biir Wolu Vision la nekk ñun ñoo koy piloter ñun ñoo koy diriger maintenant dafa nekk loo xamante ne li muy gën a saytu projet boobu mooy projet boobu day gën a saytu lu jëm ci naka lay def ba yombalal accès à l'eau mi nga xamante ne dafa bokk tey ci exigence yu ODD yi nan la ñuy def pour que communauté yëpp mun ko am donc loolu lu am solo la ci ñun loolu moo tax aussi suñu liggéey ak projet boobu mooy fépp fu ñu dem ci zone bu Wolu Vision di intervenir su gisee ne am na problème ndox projet boobu day daal di wuyu si ñëw jàpp si pour que ñu bien-être bi ñuy wër ci xale yi ñu mun ko am parce que mënuñu wax bien-être te ndox amul mënuñu wax bien-être santé amul mënuñu wax bien-être te jàng amul mënuñu wax bien-être te li nga xamante ne moom mooy xale yi am jàmm ak seen waa communauté protection des enfants amul donc loolu yëpp c'est un tout donc loolu moo tax aussi suñu def projet bii nii on s'est rendu compte que ce projet là est venu jàppale soutenir li nga xamante ne moom mooy suñu promesse muy la jàppale les enfants les plus vulnérables. ci biir loolu projet bi mooy premier investissement ci Wolu Vision Koungheul. est-ce que am ngeen yeneen i projet maa ngi koy laaj léegi ne ni les prêts que bu gisee leneen loo xam ne ci éducation santé ou leneen loo xam ne tamit ñaral na xale yi rek mais bien-être bi ngay wax. dañ ko def est-ce que am na yeneen fu ngeen di xaar. waaw parce que projet bi bëri na investissement yi bëri ñu war a def parce que comme ni nga ko xamee peut-être ren on s'est beaucoup plus focalisé dans la commune de Lour ci ay affaire ay teen mais l'année passée on a construit des latrines pas mal de latrines dans les deux communes. ay latrines on parle de latrines soo xoolee le projet WUSH dafa am partie assainissement donc latrine suñu nee xale yi fi ñuy jànge dafay baax ñu setal ko dafay baax ñu assainir ko ba xale yi suñu amee ay jafe-jafe bëgg a dem feneen dañuy leen ko mën a def sans problème donc loolu l'année dernière bokkoon na ci suñu investissement def ay latrines yu lourd def nañu rideau def nañu lourd te ren aussi on a ci suñu projet conception yi ñu def ci case des tout-petits on a intégré cet aspect de latrine donc projet bi aussi day liggéey ci côté assainissement latrine loolu c'est très important pour ñun et loolu je le dis projet bi soo xoolee teen bi comme ni ma ko waxee woon de l'autre côté teen bi objectif bi ce n'est pas ñu def benn teen pour jox nit ñi ñu naan objectif bi c'est de mettre en place un dispositif buy permettre nit ñi ñuy naan mais buy permettre nit ñi aussi ñu am benn source de revenu alternative bu leen di permettre ñoom ñu mën a am li nga xamante ne moom mooy yeneen sources yu leen permettre ñu mën a toppatoo seen i njaboot am loo xamante ne leen jëriñ seen njaboot pour ñu mën a jël soin si seen njaboot loolu moo tax périmètre maraîcher lañ bëgg a def fii loolu dañ ko war a jàpp ñoom délibéré nañu benn hectare pour périmètre boobu noonu benn message la pour population bi ñu xam ne loolu seen yitte la Wolu Vision mën a xelal leen. c'est important parce que ñun en tant que suñu modèle de développement suñu approche de développement dafa nekk benn approche boo xamante ne c'est une approche intégrée maanaam ñun du ñu ñëw créer dañuy ñëw xool li communauté yi di def ñu xool nan lañ di mën a ci jàppale parce que loolu mooy wëy parce que ñun dañoo xam ne temps yi fi mën a def dañuy dem
donc comme ñun dañuy dem nag suñu ñëwee mënuñu créer bëgguñu créer mais dañuy ñëw fekk ñoom lu ñuy def ñu jàppale leen je pense que bi ñu ñëwee fii Pakala dañ leen laaj ci lan mooy seen activité yi nga moom ngeen di amee xaalis ci ginnaaw béy bi ginnaaw leen ak leneen mais def na ñoo xamloon nañ ñu ne pour la plupart du temps ñoom dañuy def li nga xamante ay maraîchage mais ku nekk ci sa tool bu ndaw nga koy def kër ga parfois leen di bloqué mooy manqué ndox parce que su fekkee da ngay nar a root ci ndoxu robinet bi pour dem def sa maraîchage parfois doo mën a def lu rëy parce que sinon di nga fay facture bu cher alors loolu moo tax idée boobu bu ñu ko amee ak ñoom on les a dit tiens mën nañ leen a jàppale soutenir comme am ngeen teen bu am ndox ñu génne leen ndox bi faciliter leen ko di ngeen ci mën a naan waaye di ngeen mën a mettre en place chacun de vous am benn surface bu yaatu boo xamante ne képp ku nekk si yéen li mu bëggoon a béy pour am activité alternative dina ko mën a am pour jàppale xale yi nga xamante ne ñoom ñooy souffrir xale yi nga xamante ne tey ñoom ñooy soxla parfois suñu feebaree kenn du am ku leen jàppale xale yi nga xamante ne parfois suñu bëggee jàng école kenn du leen jënd fourniture xale yi nga xamante ne parfois sax dañuy di sàkku ñu am ay problèmes yu rëy te kenn du leen mën a jàppale ci côté boobu parce que manque de moyens donc tey dañoo bëggoon tey projet bi su antoo lii début bi la mais yàlla su defee jàmm antu bu baax on va faire tout pour que loolu mën a jëñ ci dëkk bi mais li ñuy appel bi ñuy lancé waa communauté bi mooy seen engagement bi ñuy am bay def ay périmètre maraîcher seen kër nañu jël li approprié wu ko parce que ñun moomuñu ko ñoom ñoo ko moom nañ ko approprié wu moom ko def ko seen bopp seen jëfu bopp jëfandikoo ko comme ñoom ñoo ko moom et loolu dina leen mën a amal njëriñ seen njaboot amal njëriñ waa dëkk bi voilà. alors dañuy rafetlu collaboration bi ma profiter de l'occasion pour dire collaboration bi ñun suñu budget c'est budget annuel collaboration bi dañ koy rafetlu parce que c'est très joli ni ñu koy defee parce que disponibilité maire bi waxoon naa ko proactivité maire bi waxoon naa pragmatisme maire bi à chaque fois suñ ko soxlaa suñu am parce que yéen comme vous savez les ONG c'est un monde boo xamante ne tout on joue avec le temps alors le maire tellement sa disponibilité day tax yenn réalisation yi dafay gaaw maintenant at bi focalisé wu nañ trop ci maire bi ci mairie Lour bi je pense qu'on a réalisé beaucoup de choses bëgg nañoo continuer at yii di ñëw mais dama bëgg a fàttali ne le programme ëmbul kese Lour programme bi dafa ëmb Lour ëmb Ribo donc collaboration bi ñu am ak mairie Lour bi rafet na mais su neexee yàlla at yii di ñëw dinañu aussi gëstu waa Ribo parce que y a des enfants qui sont là-bas y a des réalités yu nekk foofu te ñun aussi dañuy xaar fu nekk donc mënuñu def lépp waaye dañu bëgg vraiment jàpp ci ñi jàppale ñële aussi donc vraiment collaboration bi rafet na collaboration bi mel noonu la ñuy xaar ci mairie bu Ribo moom la ñuy xaar ci beneen mairie pour gën leen a jàppale ngir xale yi gën a moom li nga xamante ne mooy bien-être bi ñuy xaar ci ñoom. wan leen ñu ne lii def na leen nekk na lu leen neex nekk na leen liiteel lu ñuy ñaan rek mooy at yi di ñëw suñu fi ñëwee nañu fekk ne dispositif bi li tax ñu def ko fii quand même commencé na je disais seulement pour terminer wax nañ nañ fi def périmètre maraîcher bu leen xaar World Vision pour commencer votre périmètre maraîcher délibéré leen commencer leen seen action déjà présent parce que am ngeen ndox ñun suñu ñëwee ñu jàppale leen ci loolu mais su fekkee da ngeen toog ne da ngeen di xaar World Vision pour périmètre maraîcher bi bëgg nañ koo def mais dañuy xaar ay budget xamuñu kañ lay ñëw li ma leen di ñaax mooy bëgg ngeen ko waaw wala déet su fekkee bëgg ngeen ko commencer leen ay activité délibéré leen seen terrain commencer leen clôturer ak seen propre moyen ñun suñu ñëwee fekk leen ci loolu jàppale leen comme ça mu gën a am durabilité je vous remercie.